examens virologiques ci-dessous. Sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,27%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 62 contacts suivis par nos services et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Yoff, 1 cas, Diamniadio, 1 cas, Thiès, 1 cas et Touba, 2 cas. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et de Principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1182 cas ont été déclarés positifs depuis le début de l'épidémie au Sénégal. 372 en sont guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 800 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Ma jàngal leen ci wolof communiqué ministère de la Santé et de l'Action sociale tey ci bésu dibéer 3 mai 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci Yoff benn bi ci Diamniadio benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital Principal yeneen malade yi des ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ci Sénégal wàññi nañu junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas ñetti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak ñaari wër nañ ci juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu yóbbu ko dëkkam mu des juróom-ñetti téeméer ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf mbokk yi kon nag ñoo ko gisandoo ki nga xam ne nag mooy docteur Aliou Diouf doon nag def li nga xam ne nag moom mooy point du jour ci Covid 19 ginnaaw ba nga xam ne nag daal nañuy jot li nga xam ne nag moom mooy examen virologique gis ngeen lu mu wax ni ki tey jii lu ñu mën a nemmeeku ci ay cas communautaire ndax askan wi cas communautaire nekk na loo xam ne nag moo leen gën a jaaxal gis nañ si nag am na juróomi cas communautaire benn ba ma nga tukkee ca Yoff ba ca des ca Diamniadio beneen ba ca des ca Thiès Touba nag am ñaari cas communautaire niki noonu bu ñu xoolee niki démb li nga xam ne nag moom la ñu mën a nemmeeku ci li nga xam ne nag moom la ñu am jamono ji ñu ngi toll ci junni ak téeméer
ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay cas yoo xam ne am nañu feebar bi depuis nag ba feebar bi tàmbalee fii ci Sénégal ni ki nag démb ñu ngi toll woon ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom kon ci noonu la ñu toll woon ñu gis ne ni ki tey jii yokk na la mu yokk nag mooy juróom benn fukk ak juróom-ñaar nit yoo xam ne am nañu bile feebar te loolu nag ñu ngi ko génnee ci ay nit yoo xam ne saytu nañ leen doon nag ay cas contact suspect yooyu bañ leen daal di xoolee lu toll ci 810 personnes maanaam juróom-ñetti téeméer ak fukk ak nit ci la ñu daal di xool saytu leen ñu gis ne juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoom am nañu feebar bile lu ci toll nag bu ñu xoolee ci taux bi nu ñu ko mën a nemmeeku rek mooy téeméer boo jël juróom-ñetti yi yu toftal ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu la ñu jàpp ci taux de positivité bi kon nag du ñu def lu dul parce que ni ki démb gis nañu ne Rufisque yi tamit amoon na cas communautaire boobule nekk yi tamit loo xam ne mi ngi gën a jaaxal askan wi du ñu def rek lu dul dem seeti Cheikh Ahmed Tidiane Seck ca département de Rufisque ngir rek mu dettal ñu situation bi foofule ca Rufisque. Cheikh Ahmed Tidiane ginnaaw bañ la nuyoo rek nga wax ñu foofu ca Rufisque nan la mbir bi tërale. spectateur yi nga xam ne noonu déglu di ñu seetaan jamono yi comme ci niñ koy waxee rek département bu Tëngéej toujours ci fàttali 3 districts la yor 3 districts yooyu nag ñoom ñoo nekk ci collectivité territoriale yi nga xam ne comme niñ ko si divisé donc benn Diamniadio district bu donc Sangalkam ak district bi nga xam ne mooy district bu Rufisque tey ji nag li ñu nemmeekoogum rek ci wàllu Covid 19 bi mooy que ni benn cas communautaire la ñu nemmeekoogum fi nga xam ne moo di Tëngéej muy lu bees waaye nag ci jamono yi weesu ci fàttali rek amoon na ñaari cas yoo xamante ne moom lañ enregistré woon te yooyu ay cas contact la contact yooyu nag aussi am na lenn ci yoo xamante ne maanaam ñu mujjul ndax premier cas communautaire bi dafa amoon benn maanaam cas contact bu mu juróon ak feneen foo xamante ne aussi cas contact lañ ñu fa jële woon ci benn koo xamante ne aussi dafa ameeroon doomu jàngoro bi alors yooyu yëpp mu nekkoon ay cas contact ay cas communautaire plutôt ñu jur ay cas contact alors ci département bu Tëngéej comme ni ñu koy wax rek boobu léegi nag amul évolution ci li nga xam ne moo di donc les cas contact ak les cas communautaires lu dul cas communautaire boobu rek bi ñu ci enregistré te ñi nga xam ne aussi effectivement dañ leen testé woon ñu nekk lu positif ñu ngi leen jël en charge ci yenn ci structure yi nga xam ne moom moo nekk fii ci département bu Tëngéej tey aussi famille ya nga xam ne foofu la ñu nekkoon ñoo nit dañ leen confiné ndax xabaar bu yàggul dara mooy ci fa nga xam ne aussi mooy ci centre yi leen daan yóbbu di leen fa confiné foofu dafa dem ba mujj gi maanaam mënatul dalalati ay famille parce que par famille la ñuy jël di confiné pratiquement wala une partie de famille donc ñooñu dafa tax ba nga xam ne aussi les gens en fait dañ leen rek bàyyi léegi ci kër yi maanaam di def nag vraiment les mesures yu war pour que ñu confiné leen foofu ci kër yi di leen suivre en attendant ñu nekk ci temps d'incubation bi ci 14 jours donc ci département bu Tëngéej vraiment c'est vrai amoon na jamono boo xamoon na amoon na ci tàng bu ñu fee amoon ci maanaam prolifération bu li nga xam ne moo di virus bi ci jàngoro bi mais boobu ba léegi nag ci 48 heures yi am nañ benn genre comme ni ñu wax accalmie boo xamante ne remarqué nañ ko mais de toute façon toujours rek di gën di ñaax askan wi ñu gën seen matuwaay parce que il faut pas dormir sur nos lauriers comme on dit alors ñu gën di farlu di gën di fagaru di gën di maytu li nga xam ne moo di donc xat-xat looyu ak rassemblement yi les gestes barrières ñu koy respecté effectivement te aussi di takk masque saa su nekk fi nga xam ne moo di ci département bi Tëngéej ak feneen fa ci fi nga xam ne moo di gox yi ci Sénégal parce que ni ñu ko gisee Sénégal franchir le cap des 1000 cas depuis 48 heures c'est vraiment alarmant ñi ñaan yàlla rek yàlla yemale fi mbas soxna Mantour soxna Fatou Laye Sénégal daal dinay franchir li nga xam ne nag mooy barre des 1000 ni ki tey ji nag bu ñu demee bay wax li nga xam ne nag moom moo jublu ci junni ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar defe naa ne mbir mi kon mi ngi commencé doy waar ni ki noonu wax nga ko nee nga geste barrières yi nañ koy daal di gën a wéyandi daal di raxas seen loxo ba mu set waaye li ci gën a am solo yi tamit bokk na ci masque yi nga xam ne war nañ di ko takk nañ koy takk saa su ne fépp fu ñuy dem ngir rek ñu mën a protéger sunu
bopp waaye tamit protéger ki nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo nga xam ne bu fekk ñaanuñu ko yàlla bu la feebar bi dalee di nga mën a wax ne que man wàlluma ko kenn waaye tamit bu ko keneen amee aussi di nga mën a protéger sa bopp ba li nga xam ne nag moom mooy feebar bi du la daal di dal ñi ki noonu dañuy fàttali rek démb ndax nag yow cas bi nga xam ne am nañ ko démb foofulee ca Rufisque ni ki démb la ñu ko annoncé ba tax ñu leen di fàttali rek point bi nga xam ne jot nañ ko am ni ki démb ministère de la santé daal di koy xamle ci lu toll nag ci junni ak téeméer ak juróom-ñeenti fukki nit yoo xam ne dañ leen daal di testé fukk ak benn ba tax na nag loolu ñu gis si nag juróom-ñett fukk ak ñaar yu am cas yoo xam ne ci cas contact yi la waaye ñeente ya jugee ci transmission communautaire fukk ak ñaar daal di wér kon niki démb loolu la ñu amoon ci point du jour niki tey nag gis ngeen li ministre bi wax na nag am nañu ñeenti cas grave benn ba nag ma nga nekk ñaar ya ña nga nekk fële ci nga xam ne ñu mooy Fann fi nga xam ne nag moom mooy service de réanimation bi nekk Fann ba ca des ba nekk ca principal ni ki noonu nañuy def rek lu dul fàttali leen li nga xam ne nag moom mooy point bi ñu ñëw ci tableau bi nga xam ne moom mooy def situation Covid-19 fii ci Sénégal ministère de la santé di ñu ko baaxee ci li nga xam ne am nañu ko depuis ba feebar bi tàmbalee ba léegi ñu ngi ci nemmeeku ne mat nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom ci noonee ñi nga xam ne nag ñoom ñooy nekk ci sous-traitement ba léegi ñu ngi leen di faj ñu ngi toll ci juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi daal di wér jamono ji toll nañu ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ginnaaw nag ba nga xam ne laal na lu toll ci fanweer ak ñett ci ay district fii ci Sénégal ñu jot a faatu toll ci juróom-ñeent ñi nga xam ne nag ki nga xam ne jot nañ ko évacuer toll ci benn liñ ci mën a nemmeeku itamit gis nañ ne courbe bi boo ko daal di xoolee rek buñ ci nemmeekoo premier avril ba jàpp ci atum 2020 bi gis nañu ne ba premier mai ci atum 2020 bi mbir mi day nekk di yéeg amul benn yoon boo xam ne wàcc na mu nekk loo xam ne dafa inquiétant waaye nag ba terewul ba léegi nag bu fekkee ne nit ñi ñu ngi gën a daal di def matukaay yi nga xam ne moom moo war feebar bi mën naa wàññeeku du ñu def rek lu dul daal di leen wax li nga xam ne moom mooy situation ci district yi ñu daal di commencé ci Dakar Sud foofu nag ñu ngi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent Touba nekk nag ci téeméer ak ñeent fukk Dakar Ouest nekk ci téeméer ak fanweer Dakar Centre nekk ci téeméer ak fukk Dakar Nord nekk ci juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent Goudiri am juróom-benn fukk ak ñaar Sédhiou am juróom-benn fukk Pout am fanweer ak juróom-ñeent Mbao am fanweer ak juróom-ñeent niki Pikine itamit fanweer ak juróom-ñeent juróom-benn Pikine Mbao Pout ku nekk am nga Pikine fanweer ak juróom-benn Guédiawaye am fanweer ak ñeent Thiès am fanweer Louga am fanweer Mbacké ak Yëmbal ñoom ñaar ku ne am ñaar fukk ak benn Mbour nag daal di am li nga xam ne nag mooy fukk ak juróom benn bu ñu demee te Ziguinchor ñoom ñi ngi toll ci fukk ak ñeent Rufisque itamit fukk ak ñeent Vélingara toll ci fukk ak ñett Sangalkam juróom-ñeent Kër Massar juróom-ñett Saint-Louis ak Diamniadio ñoom ñi ngi toll ci ku nekk juróom Popenguine Nioro du Rip ñoom ñaar yi tamit ku nekk ñett Diouloulou Kaolack ñoom ñaar ku ne am nga ñaari cas Oussouye Tivaouane Tambacounda Richard Toll ak Sakal kenn ku ne am nga benn cas bu ñu jógee ci loolu Fatick yi tamit am na benn cas kon loolu la ñu am ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu li nga xam ne ñoom ñoo am bile feebar xëy na rek du ñu def rek lu dul daal di dem fële nga xam ne nag mooy ca bitim réew ngir wax leen situation mondiale bi liñ ci mën a nemmeeku mooy lu toll ci ñetti millions ak lu teg maanaam 3 440 904 ñoom ñoo am feebar bi ci
àdduna wërngal këpp loolu nag laal téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari ay dëkk ñu gis nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jot faatu toll nañu ci 243 922 ñi nga xam ne nag ñoom jot nañoo wér toll nañu ci 6 816 347 ñi nekk ci bopp bi ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo gën a am feebar bi doon États-Unis moom yegg na jamono ji ci 1 133 069 topp ci nag kii di Espagne 216 582 topp ci nag Italie 209 328 ak nag Angleterre 183 500 France doogu ñëw ak 168 518 Allemagne 164 967 ci noonu sax ñu daal di wax ñi nga xam ne ñooy faatu ba léegi Italie nekk ca bopp ba ak 28 710 teg si nag Angleterre 28 131 ñii di Espagne itamit tegu ci ak 25 100 yoo xam ne ñoom dañoo faatu laata France di ñëw ak 24 729 ñu jot a faatu kon li ni mel lañ leen indil ci lu jëm ci wàllu bitim réew itamit du ñu def rek lu dul daal di xoolee li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu Afrique ci mën a nemmeeku rek mooy lu toll ci 39 066 nit ñoom ñoo am bile feebar ci Afrique ñi ci faatu nag toll ci junni ak juróom-benni téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñu dellu si fii ci Sénégal ndax Sénégal nag xam ngeen ne lu jëm ci wàllu feebar bi ba léegi nag askan wi ñëpp ñi ngi bëgg rek daal di am solution boobu ba léegi nag ñuy wax lu jëm ci wàllu Madagascar ak li nga xam ne nag moom moo jublu di médicament bi di artémisia organique ñu ne nag fii ci Sénégal li ñu mën a jàppandi mooy am na ab protocole de recherche clinique ci wàllu artémisia bi nga xam ne nag ak yeneen feebar yi itamit yoo xam ne day daal di jóge ci plante fii ci Sénégal li ni mel nag mën a xeex bu baax lii di feebar bi di coronavirus bi lee annonce nag directeur de la pharmacie et du médicament du professeur Yérim Manick Diop moom moo ko daal di xamle li ni mel nag ñu ngi ko bu ñu daal di tukkee ci ab décision boo xam ne mu nga jóge ci ay recommandation yoo xam ne ñoom def nañ ko ginnaaw ab daje ba ñu amal doon ab comité boo xam ne ñoom dañ doon waxtaan ci li nga xam ne bokk na ci li mën a faj feebar bi ñu daal di koy teewlu moom professeur Yérim Manick Diop di àddu ci micro Pape Dieye. alxames bi ñu génn def nañ ndaje boo xam ne dañ doon saytu naka la ñuy encadrer maanaam garab boobu ñuy wax artémisia annua nga xam ne président Madagascar moo ko junj suñu président kooku it ne moom daf ko bëgg utiliser. dañuy tënk daal mooy dañ koy utiliser ci cadre étude clinique wala étude thérapeutique maanaam malade yi ñu ko jox dañ leen di encadrer surveiller leen pour mën a xayma ndax garab bi efficace na comme ni ñu koy waxee. xayma tamit ndax garab bi amul ay lor yu muy def suñ ko utiliser loolu nag dafa laaj protocole de recherche bu jaar yoon. comité boobule dafa daal di boole ay kàngam yoo xam ne nag ñoom dañu nekk ci wàllu recherche waaye tamit nekk ci wàllu pharmacie doon ay professeur yu mag a mag a mag ñoom nag ñoo doon def comité boobu waaye nag li ñu ci mën a xam itamit doon ne li ñuy wax rek dans toute chose malheur est bon tax na ñoom ñu daal di saytu itamit yeneen di garab yoo xam ne nag budul sax faj Covid-19 dina faj leneen waaye dañ koy daal di jëlee ci plante ñu teewlu ba léegi kii di professeur Yérim Manick Diop ak Pape Dieye. Covid organique lañ ko ooyee dafa am artémisia mais am na leneen il faut ñu xam ñun leneen lal na donc xool nañ koy encadrer quoi mais tamit dañuy ne dañ ciy profiter pour garab yi ñu am Sénégal tamit naka la ñu koy mën a utiliser wala tester wale ko te xool tamit ndax am nañ capacité ñun ginnaaw lii nar a jógee Madagascar jëlee garab bi fii Sénégal xam duñ ko jégaane fenn pour mën koo utiliser nga xam ne su baaxee. dañu mën a am garab boo xam ne Sénégal lañ koy defaree. gëstukat yi mooy occasion unique la bu ñu am pour toog xalaat ensemble les meilleures solutions appliquer ko. jërëjëf Pape Dieye jërëjëf yéen ñi doon ñu seetaan kon nag lii lañ leen indiloon ci point dimanche bi rédaction bi nag di leen jox daje ci beneen point ni ki suba incha allah lay doon ci waxtu wi nga xam ne nag ministère.